may seen yaa ngi may yëngal. L'enchanteur Kémit. album bu bees. fii ci diggu Dakar. L'enfant terrible de Dakar. Qui déclame ce discours oratoire. Megabass est un mémorialiste, un homme. L'œil invisible. La connaissance. Sorti en 2016. Un homme qui met dans le cœur de ceux qui n'ont plus de cœur, ceux à qui on a enseigné la haine de la vie, ceux qui chantent la dépravation des mœurs, ceux qui décident au déhanchement des femmes. À 45 minutes après 14h, Nigama, salaamaaleykum. maaleykum salaam maa leen nuyu di la remercier ci invitation bi. jaajëf di nuyu waa Sénégal ñëpp ñuy déglu ci Rewmi FM. Nigama doomu Sénégal la fi nga juddoo. non man nag France laa juddoo. France nga juddoo la moo la liggéey ak Sénégal. dama juddu France ma am 6 ans ñëw fii Sénégal. jëf fi samay études ba am bac. ok fi nga jàngee quoi. waaw fii laa jàngee sama cursus scolaire yëpp. après ma dem université Cheikh Anta Diop. def 1 an faculté de lettres. doog a dem France. poursuivre samay études en même temps ci laa commencé waale liggéey musique bi quoi. lan moo la ci influencé. lu bëri parce que en fait en réalité man je suis très inspiré côté bind. poésie tu vois et puis dama nekkoon ci benn famille boo xamante ni dañoo xam musique aussi. bëgg di déglu ay ngand ay mel ni Bob Marley yu mel ni fii nii surtout Afrique Sénégal Salif Keita Samba Diabaré Samb tout ce qui est musique traditionnelle. taalif bi ma ko doon déglu bu baax moo tax sax boo seetloo sama style dafa nekk à cheval entre rap tuuti ak plus de slam bi surtout slam bi waaw slam bi laa gën a kii quoi. laa gën a jiital parce que et puis par importance texte yi may wax. et puis pour gën a gars yi gën a mën a déglu kii bi quoi. mën a créer sama propre style bopp. ok tu vois donc bi ma nekkee en Europe ci laa commencé di liggéey ak ay artistes ay musiciens tout ça di liggéey ci style bi di développer un peu musique traditionnelle boole ci instruments africains yi. ji bëri daan naa déglu rap aussi fii daan naa déglu rap gars yi fi nekkoon. neexoon na ma après. li ma si gën a mettre en avant mooy mélange bi ma def entre man sama influence ci li ma màggee ak influence hip hop bi ñëw après. ok voilà donc bi ma demee ba pare samay études laa commencé nag def sama premier album génnee ko en 2007. tuddee woon ko Brainwash foog naa ne yow bokkoon nga si ñi ko njëkkoon am. ci ñi ma njëkk jàppale aussi. ma la ci remercier bu baax. après ma def 4 ans après ma génne beneen deuxième album bu tudd Révélation. ok boobu la ñoom àdduna nekk les chaînes des miens tout ça may wax ci affaire bu esclavage di wax ci histoire bu Afrique. histoire bu Sénégal. ba ci tey jii 2016 ma génne 3e album tuddee ko L'œil invisible. L'œil invisible. voilà L'œil invisible bu ñu koy wax masse bu ñu daan seetaan say vidéo dañuy gis ne ay vidéo yu particulière c'est-à-dire scénario bi ci nekk ainsi de suite dafay doy waar. nga nekk bon. juddoo nga France mais aussi d'origine sénégalaise. waaw bu baax n'est-ce pas. mais bon nga nekk africain boo xam ne donc say scénario dafay laal cible yu bëri quoi. te aussi day refléter ay messages yu doy waar. te donc fi ngay dund message yi ngay lancé jëmale ko en majeure partie sax mun naa ne ci les Illuminati et tout bu ñu xool L'œil invisible. mun na rejoindre loolu. waaw donc yow naka ngay dundee ak ñoom parce que ñoom boo xoolee ñoom ñoo ko gën a prôné. yow ngay dund ak ñoom. nekk ak ñoom di jouer seen i spectacle dem seen i télé du jàll seen i rajo. message yooyu ngay codé ban différence lay am par rapport ak fii boo ko doon def ñu naan la dañ lay menacer ak ñoom in seen. mais de toute façon menaces yi moom du ñàkk ñoom dañoo nekk ci benn logique boo xamante ni dañ lay toog di la xool ba pare parce que du ñu ñëw jékki-jékki rek ñëw commencer la dugg nii wala di la jéem a dañ lay xool fan nga jëm xool la di la espionner mu ne la espionner ay ati at. di xool yow sa objectif lan la. mais ñi ci bëri xam nga coow li lan la même ci biir réseau yooyu ngay dégg dafa am ay division parce que ñi ci bëri ñoo dañu nekk ci biir comprendre ñu lu tax ñu nekk ci biir c'est que ñu nekk ci kaw a kaw ñoo nand affaire bi. même ñu nekk ci biir cercle yooyu noonu dañ leen di noot parfois ñoom du ñu gis sax li nga xamante ni moom moo tax ñu dugg fa. ba tax na ñi nga xam ne ñoo nekk ci suuf ñoom dañuy foog ne sax yow boo ñëwee di wax waxi L'œil invisible da nga bokk ci ñoom. parce que code yi dafa bëri te ñoom joxuñu leen lépp plus ngay gën a yéeg niveau plus ngay gën a jàpp ci bagage yi léegi nag ñi nekk ci kaw ñoom taluñu par exemple ñun suñu genre yi parce que dañu naan bon kii day wax rek dafagul benn buzz bu mag a mag boo xamante ni war nañu ko jug ci ay mbirum importance quoi. voilà
moo tax dañ lay xool ba si kanam des fois ñu xaw la kii ñu xaw la sànni ay yenn messages yi mais da nga leen di bàyyi ci biir tamit. parce que da nga leen di expliquer ni leen yéen nu ngeen di duggee ñun suñu biir ñun noonu lañ leen di infiltrer aussi parce que ñu ci bëri ñu ngi def ay affaires yoo xam ne dañuy foog ne xamuñu ko mais ñëpp xam nañ ko en fait. loolu mooy coow li donc ça veut dire que ñoom en fait ils représentent pas grand chose. masse populaire bi moo leen ëpp. dañuy ragal masse populaire bi mais masse populaire bi tam dañ leen bàyyi xel parce que ñoom dañoo am doole am xaalis. donc de ce fait il faut que ñu won leen que ñoom ils représentent rien du tout. benn kii bu ndaw la rek boo xamante ni dañu am puissance financière. te puissance financière boobu noonu face à la population mondiale. ñoom ils peuvent reculer. ok affaire de nappante la quoi. ok comprendre nga comprendre na. voilà. lan moo dox sa diggante ak Égypte parce que damay gis ni liñ ci reflété dafa bëri. waaw en fait comme li ma doon expliquer depuis le début man dama nekkoon ci benn famille boo xamante ni dañoo attaché wu ci ay valeurs culturelles. valeurs ancestrales de ce fait que sama grand-père moom xaritu Cheikh Anta Diop la woon. donc moom Cheikh Anta Diop dafa doon expliquer lu bëri ci wàllum Égypte. man mi bokk ci li nga xam ne damay gëstu bu baax a baax ci histoire africaine. ba ma damay ba toog ba xam ni dafa am ay falsification ci suñu histoire. boo demee Europe surtout foofu ngay gën a mën a comprendre li tax nga mën a delluwaat ci say racines parce que ñoom dañ lay wan ni yow bokkoo ci ñoom benn dañ lay wan ni aussi do Afrique duñu ay nit ay sauvage lañu. dañ lay wan ni te nit ku ñuul musul def dara ci àddina boo ma toogee ku mel ni Cheikh Anta Diop mu lay expliquer histoire nit ku ñuul histoire Afrique ak puissance bi nekk Afrique ak richesse bi nekk Afrique. nga dem Europe ñu lay naan la Afrique du dara te fekk nga am ñi nga xamante ne ñoo la teg ci yoonu xam-xam ah. doo ko bàyyi noonu il faut nga wan leen ni que am na ci ay savant ah fii nii ay érudits yu fi bàyyi ay xam-xam yoo xam ni amul benn doomu aadama ci dëkk. man la ci Europe maa ko wax sama baat ci kaw. moo xam ni am na bind yi ñu bind yi nga xamante ni suñu érudits yi ñoo ko fi bind. doo ko gis donc bu fekkente ni da ngay dem ba xam sa bopp xam yaay kan. xam fi nga jóge ci nga mën a xam fi nga jëm parce que buñ la bloqué foofu noonu ñu ne la yow doo dara ñun ñoo tax nga am boobu doo mën a xam fi nga jëm. moo tax xam fi nga jëm il faut nga xam fi nga jóge. loolu mooy sama xeex ci art bi loolu mooy sama xeex ci culture te Cheikh Anta Diop moo ñu bàyyil message boobu nee nañu génération bii di ñëw maanaam ci wàllum culture wala ci art wala ci économie wala politique lépp loo mënti gis nga xamante ni mooy tax suñu réew di jëm kanam. dañ ci war a liggéey nu mu gënee am rigueur. ci loolu noonu lu ñu bàyyil donc moo tax ba ma toogee ba benn instant ma ne Cheikh Anta Diop def na conférence ci àdduna bi yëpp def na expliqué na affaire yu bëri ci Égypte expliqué ni nit ku ñuul moom moo njëkk am ci ci àdduna. nit ku ñuul moo tax sax tey tubaab am. ñu prouvé que scientifiquement amul benn maanaam scientifique bu ko démentir ci loolu. def conférence du Caire ak conférence yu bëri ci monde bi ci débat yëpp ñu génn mu gagné débat yi. donc loolu moo tax ma ne man sama liggéey naa ko def ci art bi ci culture ma ne wane expliquer ni ñun suñu histoire Égypte dafa amoon puissance musique bi ñuy def nii. lépp nekkoon na di koy def Égypte bu yàgg. moo tax itam ma naan bon léegi pourquoi ñeneen ñi di naan ay Afrique mënul développer mënul jëm kanam ci wàllum art wala ci wàllum ñu wan leen ni que art ba sax nekkoon na Égypte te ay nit yu ñuul ñoo ko doon defar. muy ci instrument. guitare bi ñuy gis nii ñuy joué nii. tubaab bi di ko jaay di ñu ko jaay mais fii lañ ko inspiré. à l'époque kitara lañ ko doon woowee. ci Égypte xalam yi ñuy utiliser nii xalam boo xoolee 5000 def na 5000 ans avant Jésus-Christ. existé na ba pare te nit yu ñuul yi ñoo ko defar. donc lépp li nga xamante ne mooy rafetal suñu art ma nga nekkoon Égypte nekkoon Soudan nekkoon Nubie nekkoon Éthiopie ba tax na mu yegg si Sénégal tey jii nii. moo tax may gërëm. ñi nga xamante ni ñoom ñooy def musique boobu noonu di ko andiwaat man ma jéem a bokk ci ñooñu. dëgg la mais ci combat bi yëpp ba nga koy combattre parce que dañuy faral di wax ni Égypte dafa am lu fa nëbbatu. dëgg la dañu ko nëbb. dëgg la li fa nëbbatu noonu te muy dëgg. waaw ñu wëlbati carte yi suul ko ci temple Égypte yi. dëgg la génnee li nga xam ne mooy faux. waaw la ca vrai ba. waaw est-ce que jot ngaa gëstu ci loolu. am na lu ma ci jot a gëstu mais c'est-à-dire que dafa compliqué man dem naa ba foofu ñaari yoon Égypte dem naa fa 2 fois. mais c'est pas facile pour egsi si yenn xam-xam yi parce que
affaire politique la. daf ci jaxasoo. et puis doo ñëw nii rek commencé ni da nga bëgg a dugg xam nga ñu jox la bagage yi non du demee noonu donc mais parfois di nga tombé ci ñi nga xamante ni ay borom xam-xam lañ dañ lay jox da ngay jël fii dem feneen tombé ci keneen koo xamante ni am na lu mu ci jot a xam. nga fexe waxtaan ak moom ba jël ci xam-xam yi mais coow li mooy gis nga xam-xam bi nekk foofu noonu. dafa doy waar parce que dafa li ñuy wax baatin daf ci am. et li ci gën a bëri dëkk yi nga xamante ni dañuy développé wu. xam-xam boobu loolu la ñu jël sàcc ko. est-ce que juif yi bokkuñ ci. bokk nañ ci. super. la may di nga wax ba ma wax fi njaaxum. non dëgg la c'est que xam-xam boobu nekk Égypte. nit yu ñuul yi ñoo ko moomoon avant parce que à l'époque pharaon yi ñoom balaa ñu lay da ngay def mel ni stage nga doon def foofu doonu ñu lay jox. comme booy passé examen voilà comme fii am na fi. mais c'est-à-dire que foofu beneen xam-xam bu beneen gën a kawe la. parce que li fa nekk moo rëy. voilà léegi dañ lay par exemple ñoom xam nga fii dañ naan nit dañ lay jàngal par exemple àdduna jàngal la dee jàngal la yaay kan jàngal la dund. dama koy xamuñ ko ci français laa ko doon gën a mën a kii. ñëwal mais dinaa ko kii c'est-à-dire que gis nga lii di àdduna. alaaxira dee. dund. ñeent yooyu yëpp ñoom dañ ko ñoom ñun ñeent lañ ciy wax ni mais ñoom tënk nañ ko ba juróom-ñeent. am na yeneen yu ci rax. donc genre affaire yu mel noonu am na ci xam-xam yoo xam ne boo ko ci jëlee. day tax yow nga gën a affirmé wu. tu vois gën a xam yow sa dund lan la tu vois parce que xam nga fii am na fi ñu naan des fois ba ma toogee di waxtaan ak ñenn ñoo xamante ni am nañu xam-xam ci yooyu. dañ la naan la yéen seen dëkk par exemple Sénégal dañ naan la dafa am ñoo xam ne dañ naan dañuy am xam-xam ba yéeg. maqaamay suñu borom. waaw ba yéeg di gën a kawe di am ay maqaama waaw ñooñu noonu lañ ko doon amee même chose. super. léegi nag gis nga loolu noonu. dañuy foog ne jullit yi rek ñoo koy def mais déedéet xam-xam boobu mi ngi tëggu Égypte bu yàgg. même avant Égypte sax nekkoon na Éthiopie. léegi xam-xam boobu la li ci bëri ñooñu nga tudd sànq dañ ko jël aakimoo ko. moo tax ñu noot adduna bi instant bi. mais noonu la ñuy nootee adduna mais yow xam nga affaire yow kon. non mais dañuy waxtaan noonu la ñuy naatee voilà noonu la ñuy nootee adduna bi fu mu nekk nii parce que dañoo jël xam-xam bi nga xamante ni moo la ñuy wax élévation. élévation par degré. boo xoolee sax ci secte yooyu ñuy tudd. les Illuminati. waaw dañu am ay degré d'initiation. voilà loolu yëpp ñoom moomuñu ko. Afrique moo ko moomoon moo tax ma def sama album bi tuddee ko l'œil invisible. mais déggoon naa ci lu ne nee nañu Nigga Mass dafa bokk ci gars yi dafa di ma ne tekk rek. pendant un an et demi parce que gars yi dégluwuñu album bi. dégluwuñu ko mais maa ko def man dama toog di leen déglu ñuy wax ma ne ok d'accord bis bu ñu dégloo son yi dañ comprendre fu ma jëm. degré yooyu ñuy expliquer ñun dañu war a jëlaat affaire yooyu parce que daf ñuy jëriñ. mais naka lañ ciy eggee parce que dëgg bi. mu ngi Égypte. waaw ci suufu temple yi. waaw ñu ngi fa gas dugal fa li nga xam ne mooy dëgg. ñoom génne nañ li nga xam ne lenn leen li as tuut lañ ci comp wasaare ci ko ay fen yu dul jeex. dëgg la tas ko ci adduna bi. waaw moo tax ñu ne première puissance mondiale ñu ne États-Unis. États-Unis ko noot ñu ne juif yi la. léegi lan moo tax juif yi noot adduna bi yëpp nag léegi. ba nootaalee États-Unis c'est parce que juif yi ñoom am nañu accès ci temple bi. ak ñoom bi ñu amee accès foofu yàgg na. dama am accès léegi ñoom accès bi ñu fa am. kan moo fa amaat accès boobu à part ñoom. africain de amuñu fa accès. mais merci te Égypte Afrique la bokk. waaw Afrique la bokk boo xoolee jamono ji ñu toll Égypte ay naar rek a fa nekk. voilà naar yi sax amuñu accès foofu. moom laa lay wax nii lu tax loolu yëpp. mais parce que tout simplement ñi nga xamante ni ñoom ñoo formé ay dëkk yi ngand yi les grandes puissances. ñoom dañuy comploter ak yeneen dëkk yi nga xamante ni ñoom njëkkoon a piller temple yi parce que temple yi dañ ko piller benn époque bu ñuy wax ay époque Hyksos yu mel noonu te nga xamante ni gars yi dañuy ñëwoon boobu temps nit yu ñuul leen fa nekkoon ñuy xeex leen jëlee leen fa. ba pare fa la ñuy jëlee temple léegi ñi nga xamante ni ñoom ñoo jëlee xam-xam boobu noonu. ñoom ñoo bokk ci ñi fondé ay dëkk yu mel ni Amérique. loolu tax Amérique boo xoolee ñi nekk ci coll bi ñi nekk ci kaw yëpp dañu am ay mbokk yu nekk ay Israël. am ay mbokk yu nekk un peu partout dans l'Europe. moo tax affaire boobu noonu dafa tëju ci seen cercle kese. ok voilà bu ñu xasee ba jël richesse bi nag ba def seen réseau de
comment dire réseau de complot. ci la ñu commencé nag teg seen pion un peu partout ci monde bi. boo demee Afrique fii am nañ fi seen i représentants. fépp ci àdduna bi kay tout partout foo dem. parce que loolu moo leen permettre ñu tuddee nouvel ordre mondial. voilà ci la nouvel ordre mondial ñëw après nag gis ni lii nii mën na leen jëriñ ci côté bu nekk. muy côté militaire. muy côté économie. côté boo laal. ñu ngi ko yor caabi ji tey. ñu ngi yor caabi ji léegi caabi boobu nag ñu tey moom la ñuy woowee ñun musiba naaru laay. moom la. ubbi leen seen nopp te déglu bu baax te rek ngeen di dégg xam-xam. sama gaal ngi jooy ci dëgg si musiba bés bu yàlla sakkay nit di dal ci musiba ki musiba dal ak ki dal ci musiba wax ma ñaata nit ci àdduna ñi ngi dal ci musiba sama gaal ngi jooy ci dëgg si musiba bés bu yàlla sakkay nit di dal ci musiba ki musiba dal ak ki dal ci musiba wax ma ñaata nit ci àdduna ñi ngi dal ci musiba nit yaa ngi daw di weeru si penkum julli foofu lañ ko kal wante ku dee duñ la sulli lu yàlla xas pour bind mbindeef mënu ko dindi nit dana jaxle ba dem solu yére njulli musiba fu mu la fekk soo reppul dana la ndulli jamono dox ba teeru gannaay gi leen di wuuti ñëpp seede nañu àdduna day waaj a tukki yi yëg si roo plan fekk déggaa ngi leen di wuuti deret gi di wàllu bay feeñal seeni butit bu asamaan si yëngoo dootoo génn xaaju guddi yàgg nañu sànq nit ngir booru ñaari junni kuy dee dana wequ ndax sa laaf la ñuy suqi ngay daw di làqu mel ni lëg bu gis bukki ragal a gis dee wante suuf si dinga ko muqi waxtu dem su jotee sa perkal doo ko simmi may kàngam gi leen di aar ndax mbóot yëpp lay sulli yeah 97.5 fi lay xewee une minute après 15 heures boobu mooy musiba naaru laay. waaw musiba naaru laay après musiba naaru laay teg nga ci Kidal ba tey day ñëw ci caay boobu nga wax. waaw très bien. caay boobu ñu téye moo andi tey ay xeetu secte ñu sandi. lu ci mel ni terrorisme. ñëw lancé ñu ko. donc ñun ba ñuy commencé Sénégal sax mu laay wax mën a wax ñu si bëri ba ñu commencé dégg affaire terrorisme ba 11 septembre bi la. dëgg la 11 septembre bi amoon États-Unis boo xoolee ca ñaari seex yooyu ñu teg foofu noonu. dëgg la pourtant ay juifs dañ fay liggéey. mais jour 11 septembre kenn benn juif liggéeyul. waaw gis naa loolu. théorie boobu suivre naa ko mais comme bëgguma ci woon wax lu bëri parce que tout simplement investigation yi moom matagul. xam nga man su ma waxee rek ça veut dire que investigation yi dem na ba sës. parce que day na benn instant day lay manqué benn pièce. te pièce boobu bu la manqué doo ko mën a affirmer publiquement parce que tout simplement après bon dañ naan la bon kii day wax lu ko neex amul fu mu ko wéer quoi mais li des pour ma jot ci bagage yooyu noonu yàggatul donc yow yaa da nga nekk ci combat bi à bout mais mbaa wéetoo ci non wéetu ma ci non mukk ci àddina man kañ maa gën a tuuti ci gars yi sax parce que boo seetloo boo xoolee sama vidéo yi ma def surtout temps yi passé bañ ma décorer kii prix de la Renaissance africaine lauréat de la Renaissance africaine 2015 bi maanaam panafricains yi nekk en France ñoom may gën a jàppale surtout sur côté job bi may job nii ñoom ñoo ma gën a metti téeméeri junni yoon ci côté bi ñoom dañuy ñëw xat ci digg bi dañoo metti dañu leen di menacé am na ñuy yóbbu kaso am na ñoo xamante ni da ngay xëy benn bis rek ñu commencé am ay problème feebar nga dem hôpital ñu gën la piqûre mais ay affaire yu doy waar ay affaire yu doy am na koo xam ne dafa dem doon voyage génn France ñu jàpp ko ci aéroport bi mais yóbbu ko pendant ay quelques jours tëj ko fenn di ko torturer tu vois ba léegi mënatul sax wax bu baax xamatul parce que gars yi xam nañ ni que gars yi def nañ ko dara quoi mais parce que kooku tam làmmiñam dafa ñaw dafa ñawoon quoi dafa ñaw moom dafa ñeme de trop donc li ñu mel ni Afrique rawatina ñun suñu réew dañ cee dugg léegi yàgg nañ cee dugg cercle bi dugg nañ ci bu yàgg donc tey ci biir Sénégal yow tey nga koy vu de loin ak li ngay suivre ni yëpp Sénégal ci ban pôle la nekk la Sénégal fu mu nekk nii dañ ko noota ba caabi yëpp la ñu tëj maanaam c'est-à-dire que boo xoolee fii domaine bu nekk muy ci wàllu sax musique bi am fii dañ ko contrôler c'est vrai média dañ ko contrôler yow moom xam naa bokkoo ci ñuy contrôler parce que bu doon loolu la dañuy wax li yëpp xam nga muy télévision tout média économie dañ ko contrôler xam nga parce que boo xoolee aujourd'hui banques yi moomuñu ko tout ce qui est ressources en tout cas gestion dëkk bi ñeneen ñi ñoo ko moomuñu ko tu vois ñun dañuy dem nii rek en fait dañuy dem nii rek day xëy di gontu di tëdd nelaw
mais lépp luy richesse économie li nga xam ne moom mooy avancé loo dëkk même suñu am na yenn xam ne bugguma ci dugg mais grawul quoi mais gis nga pour te dire que tout simplement moomuñu dara si Sénégal lu ñu moom wax rek la ñu am mais lépp li nga xamante ni moom mooy suqal dëkk bi muy agriculture muy économie moomuñu ko. donc lii preuve yu leer nga ci am. non loolu moom amuma ci benn sikki sàkk loolu moom dafa leer nañ muy ci wàllu banque et xaalis monnaie bi ñuy utiliser déjà CFA bi nii moomuñu ko. loolu rek problème la làkk bu ñuy làkk ci télé bi français bi ñuy làkk nii tout le temps di ci moomuñu ko. ñaari yooyu noonu muy làkk ak xaalis. ak monnaie. boo ko moomulee rek doo dem. fenn nga dul dem musuma gis benn dëkk. man loolu laa wax benn bis ma doon dem ci benn conférence ñu woo ma ñu naa ma non CFA bi ak lu mel nii da nga war a di ko bàyyi di wax ci sa musique bi parce que CFA bi buñ ci génnee problème lay am ci Afrique ma leen mais wax leen ma benn dëkk colonie France Afrique. waaw mais loolu yebaate la man fi laa taxaw ni leen wuy leen ma fii yéen ñëpp ay intellectuel ak savant ñu toogoon foofu yëpp dama leen wuy leen ma fii dama bëgg ngeen tontu ma ci benn question wax leen ma benn dëkk ci àddina bu mës a développé ak monnaie boo xam ne moomu ko kenn tontuwu ma mais leen maa ngi xaar bis bu leen ma donc ñoom bëgguñu développement wu Afrique ñun nag comme que li ñu ñor mooy Sénégal bëgguñ si aussi. léegi ñun en ça ban taxawaay la ci suñu dirigeants yi am. suñu dirigeants yi ñoom de ñu ngi noonu rek suñu dirigeants yi ñoom dañuy déglu lu leen ñee di wax ñu def ko appliquer ko ñoom. vraiment dommage quoi ñee ñoo leen fal wala ñun ñoo leen fal. ñun bokk nañ ci ñi leen fal mais ñi yor xaalis bi di joxe. fële lañ nekk ay FMI banque mondiale ak yu mel noonu ñoom ñoo yor di débloquer xaalis bi ak dëkk yu mel ni ay France Allemagne ak yu mel noonu ñoom aussi dañuy xool ki ñuy fal même bu Sénégalais yëpp taxawoon ne fal maas ne maas la ñoom bu ñu d'accordul maas la maas du mës a taxaw ci pouvoir. day metti jamono ji ñu nekk nii loolu day compliqué parce que fi mu nekk nii ak ñun surtout Sénégal comment on est organisé ñoom sax affaire boobu daf leen xaw a jaaxal parce que fii depuis un certain temps tout ce qui est système de communication bi xam nga dañ ci xaw a avancé tuuti et puis fii dañuy moytu quoi mais ñoom am nañu yeneen stratégie aussi yu ñuy teg. léegi stratégie yooyu nag for nañ ci yooyu béy ba su gëstu yu ndaw yu ñu jot a def donc genre affaire yu mel noonu mooy taal yu mel ni ay Côte d'Ivoire. waaw moo leen taaloon. voilà donc bu ñu xoolee Mali li fa commencé am nii. donc doo comprendre. waaw à 100% lan moo ci wundu exactement est-ce que seen loxo nekku ci. mais parce que ay Boko Haram ñoom dañuy am essence. dañuy am ay fetel. waaw dañuy am koppar. waaw dañuy am ay dëkkuwaay nice. seen oto yi ay oto yu tooy lañu. waaw fan la koppar gi jógee ba pare ñu ngi ci àll bi. mais la may seen non c'est que yow li ngay noppi nii yëpp c'est que yaa ngi ak ay bagages laaxatu boobu dama waaru sax yow dañuy waxtaan mais doo ma wax jamais fi nga. non li nga wax yëpp dëgg la parce que tout simplement boo xoolee. boo gisee armée yeneen dëkk armée France ñëw di intervenir ici Afrique. defuñu ko parce que dañu bëgg africain yi de. déedéet dañu ko def parce que tout simplement dañu am seen i intérêt fii. dañuy protéger seen i intérêt. du ma tudd seen société yi parce que voilà mooy loolu. mais seen i intérêt ñu ngi fi. dañu soxla uranium dañu soxla pétrole. dañu soxla gaz dañu soxla lépp. liñ ci dugal ci xaalis bu ñu jógee naan taxaw ci télé bi di expliquer naan non ñun on a mis xaw ma tant de millions d'euros pour le Mali ak yu mel noonu mais nañuy wax ñoom ñaata lañ ciy jëlee ak contrat yi ñuy signé mooy accords yi ñuy signé bis bu ñu maintenir un peu la paix dañ koy maintenir tuuti nii dañuy saale. mais ñoom xam nañu bu baax affaire yi bu bëggee tàkkaat day tàkkaat xam nañ ni ñu koy taalee xam nañ ni ñu koy fayee. ñoom ñëpp benn lañu. donc cool yi mooy ñoom lan la ñuy gagné ci contrat yu bees yi ñuy signé. voilà wax bi yëpp ngi noonu c'est-à-dire que ñoom bëgguñu may waxee nii. parce que damay ñoom daal mooy loolu quoi dañ naan non mais lu tax que armée africaine yi ñoom du ñu intervenir en Afrique. c'est pas faux c'est vrai mais est-ce que ñoom bëgg nañu armée africaine yi intervenir. super. xam nga damay gis malheureusement ay sénégalais yoo xamante ni du ñu am lecture boobu noonu lecture boo xam ne. après li nëbbu moom laay wax ci l'œil invisible moo tax ma tuddee album bi l'œil invisible. ci lañ jëm si mooy bët bu nëbbu bi. c'est-à-dire que dañ naan la les armées africaines sont incapables d'aller intervenir. xam nga gars yi boo leen waxee benn bët bi rek dañ naan dajal.
mais dana neex kooku. dajal nga jàkkaarloo noonu. maa la ko wax. dajal nga jàkkaarloo noonu moom laa jàkkaarlool fii. moom laa jàkkaarloo fii moom laa yor sama loxo. waaw n'est-ce pas. waaw. mais dafa am beneen dajal mooy fi ngay waxee noonu. waaw fi ngay waxee noonu côté armée beeg ñoom seen Afrique mun nañ gérer suñu bopp. bu baax a baax. donc lan moo waral léegi nag tubaab bi nag bëgg koo teg rek ne moom tant que ñëwul affaire yi warul mën a sotti mooy fi ñu doon waxee tey bu Sénégal yëpp man ko woon tey ne Mass mooy nekk président de la République du Sénégal ñoom dañ lay fexe ba dugal loolu benn secte boo xam ne dañuy fexe ñëw dugg si jéem a créé fii benn genre coup d'état ak ñoom seen c'est vrai que organisation boobu noonu kii nañu trop xaw nañu may benn force moo tax yàlla musal nañu ci ay lu mel ni ay coup d'état ak ñoom seen du fi mës a am donc plus que nag ñiy dem peut-être que ñi nag mos naa ci waxtaan benn gars bu nekk Afghanistan mu ne ma fii léegi sénégalais yi ñu ngi nangu li tubaab yi bëgg ñu ngi am jàmm mais fii léegi ñu ngi def contraire bi rek monsieur mun nañu dal à tout moment est-ce que loolu d'accord nga si mais dëgg la kay fu mu nekk ni lépp loolu tubaab bi wax nga def contraire bi da ngay am problème gis nañ ko ci yeneen dëkk yi gis nañ ko li xew Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire mais lu tax duñu expliquer pourquoi gars yi ñu xëy benn bis jékki-jékki ñu bëgg a daaneel Gbagbo duñ ko wax pourquoi ñu xëy benn bis Kadhafi ñu renversé ko duñ ko wax parce que Kadhafi dafa am na benn projet bu doy waar bu man document bi sax yor naa ko document projet Kadhafi li mu bëggoon def Afrique mais oui en fait c'est-à-dire que dinaa ci wax tuuti mais du ma ci sori xam nga rek mooy loolu xam nga tout ce qui est réseau télécom tout durant toute l'Afrique ci Afrique bi yëpp dañoo tracé bëggoon yóbbu satellite projeté satellite pour que Afrique ñëpp ñuy woote gratuitement waaw xam nga kooku kan moom réseau téléphonique yi fii tubaab yeeg moom xam nga loolu arrangé wu leen tubaab bi xaalis bi ñuy gagné Afrique fii ci téléphone yi moo leen di dundal waaw xaalis bi ñuy gagné ci franc CFA eggalil moo leen di dundal ba léegi xaalis bi ñuy gagné ci pétrole ak nucléaire fu mu nekk ni Niger suñ ne woon kenn dootul yóbbu uranium coupure courant yi am France mooy gën a doy waar yi am fii Sénégal téeméeri junni yoon loolu man maa la ko wax sama bàcc kaw ñoom ñi sax wax nañ ko donc ñu ay leaders yi mel ni Kadhafi jubul à 100% am na ay affaires yu mu def yoo xam ne baaxul mais projet bu mu doon porter Afrique boobu noonu bis bu taxawoon kon instant yi nii waxatuñu waxi ay dëkku Europe Afrique dina commencer décoller ndànk-ndànk comprendre nga li ma lay bëgg expliquer mais léegi comme dañ koy teg chantage Kadhafi amoon na benn moment dem na Sarkozy gars yi di ko accueillir comme un roi ñu xëy benn bis jékki-jékki rek affaire bi changé am na lu ci yàqu am na lu ci làqu parce que bëgguñu développement wu Afrique waaw parce que moom bokkoon na ci ay mbëbëtam waaw Afrique nekk benn dëgg la mu nekk benn peuple waaw am benn président donc bokkoon na ci mbëbëtam aussi Afrique am monnaie boppam dëgg la waaw loolu la bëggoon te donc loolu ñi ko jot a def ñëpp tey xoolal Guinée ba mu jëlee monnaie boppam ak la ko ca fekk loolu mooy yeneen dëkk yi nga xam ne France moo leen colonisé bés boo leen dof loo ba ne da ngeen di jël seen monnaie ni ma def Guinée laa leen di def gis nañ leen ci fekk mais donc jël nañ ko dëkku mais tamit arrangé na leen ci benn côté parce que seen moyen oyof na ñu ngi ciy dund normalement dëgg la métti woon na dem mais tey mun na dem neexi xam nga problème bi sax mooy lan xoolal dëkk yu mel ni Tunisie dëkk yu mel ni Maroc dëkk yu mel ni Égypte dëkk yu mel ni Algérie ñoom est-ce que da nga leen gis ak seen franc CFA ñu ngi Afrique non ñu ngi Afrique est-ce que laal nañu CFA bi duñ ko laal lu tax ñoom ñu mën a laal te ñooñu boo xoolee suñu benn dëkk rek boo jëlee rien que le bassin du Congo moo gën a riche dëkku Maghreb yooyu yëpp réunis laa lay expliquer nii benn dëkk laa lay wax ni Afrique boo ko jëlee gën a riche dëkku naar yooyu noonu mais naar yooyu naka la ñu mën a def ba organiser wu ba am seen monnaie unique te ñun Afrique noire bi may wax ni waroon nañu mën a am monnaie unique bi li solution boobu noonu côté monnaie unique Cheikh Anta Diop waxoon na ko économiste yi gën a xarañ taxaw nañ ci ba expliquer CFA bi naka lañ ko mën a defaree ba mu avancé mais problème bi dafa am ñu nekk ci suuf ci tirer les ficelles mais li ñuy defaree CFA bi déjà dafa cher mais dañ ci yow sa xaalis da ciy dugg sama xaalisu ñeneen ak ñeneen da ci dugg c'est que tey bu ñu ko doon méngalee donc ñun ak li ñu ci jot a gëstu as tuut dañ ko comme quoi que ni tey bu ñu doon defar benn 1 milliard CFA dinañ leen jox lu war a toll ak 2 milliards wala 3 milliards. pour ñu defaral ñu 1 milliard. mais bii maa la ko mais c'est vrai et puis non seulement loolu suñu xaalis te moomuñu kiiwuñu ko de amuñu accès ni ñu bëggee suñu xaalis dafa am dañu koy dencal ma nga compte Banque de France foofu la ñu téye xaalisu CFA bi. mais loolu moo tax après ñu jékki-jékki naan ñu après on va aider l'Afrique on va aider Sénégal on va aider nangam sangam. la may
boy vas-y continue. non Lamay vraiment non vraiment yow moom respect quoi respect parce que xaw ma ne yaa ngi yàq ay bagages continue grave. non bàyyi may nga def émission bi. non continue. non dëgg la li nga wax ni c'est vraiment extrêmement important dama ci kontaan sax parce que des fois damay toog jékki-jékki ma ne waa mais man da ngay nekk ci mbootaay yoo xam ne man rek maay am idée bi dañ naan mais da nga naan c'est pas possible lii mënul nekk il faut gars yi yeewu moo tax tamit du ma ci sonn ma koy def ci musique bi may dem fu nekk di expliquer gars yi ni leen. mais est-ce que dina yem ci musique bi rek yu mel nii est-ce que du jar ngay defar ay conférence. lépp laay def lépp gis nga sorti album bi dama ko def conférence plus show bële bi ma nekkee France boobu vidéo yaa ngi ci net bi dama invité sax ay spécialistes gars yi du ñu comprendre xam nga rek des fois suñu mbokk yi dañu bëgg ñëw tout de suite nekk ci événement bi nekk ci xale yi xam nga rek. mais bi yoon dama ñëw def sorti album bu sérieux ne leen damay woo ay professeur gars yi ñëw teg ne leen toj leen ma kii dama koy ñëw ne ko tojal ma l'œil invisible loo ci xam ci histoire ma ne ko kii wax ma ci panafricanisme ñun naka la ñu war a avancer suñu dëkk ma doo ko def show ñu waxtaan naan bisaab loolu yëpp xaj ci caayin bi ak yooyu noonu. mais nañu wax sérieux d'abord après ñu doog a foo. loolu mooy suñu rôle ñun en tant que artiste parce que on est des porteurs de message. On est des porteurs de voix et on est des porteurs de projet. loolu laay wax bés mu nekk mais gars yi du ñu mën a comprendre jamono kii boobu noonu dimension boobu noonu. ñu jël souffle tuuti déglu l'œil invisible c'est li nga maas à l'honneur sur Rewmi FM 97.5. For us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. C'est une abomination d'instaurer un gouvernement mondial qui construit notre futur sous une forme pyramidale. Voici les nouveaux influents du nouvel ordre mondial qui vont bientôt me décorer Docteur Honoris Causa. Laissez-moi disséquer les sociétés dites secrètes des individus de l'ombre dans un univers complexe. Cette organisation m'intrigue, elle me laisse perplexe. Leur devise c'est l'argent, le pouvoir et le sexe. Une idéologie née de la magie de l'intellect. Partout on les voit dissimuler leurs symboles discrets. Des hommes à vive allure déguisés en poupées marionnettes. C'est lui qui a les menottes, c'est celui qui a les manettes. Ils veulent contrôler la conscience de toute une planète avec des lois et des règles sur des bases pas nettes. Ils font leurs multiples réunions dans les clubs sélects. Une société émergente qui construit des idées vedettes. Ils ont l'apport et le soutien de tous les autres sectes avec des hommes au pouvoir qui parlent bien leur dialecte. Pour me voir, ils voient come on. Vous y verrez par vous-même la virulence de mes textes. L'œil invisible nous cache son orbite. Il est temps de faire face à l'ordre établi. Éclairer son esprit comme un Illuminati. Remontera jusqu'au sommet de la pyramide. Dans un état obédient, sous le contrôle de la CIA, l'ONU et les forces de l'OTAN. C'est une guerre contre les doués de l'altermondialisme. Le sionisme et l'extrémondialisme. Ils vont couler les bombes et les autres organismes en même temps. À 19 minutes après 15h, Rewmi FM 97.5 bi mooy l'œil invisible. L'œil invisible mooy benn bët bi nga xam ne donc dañ ko dessiné rek bàyyi la ko foofu. waaw te yow mënoo comprendre la ca gannaaw peru bët ba la ca gannaaw bët bu weex bi la ca gannaaw li ko wër yëpp muy ñeenti sookul yi ko téye te ñeenti sookul yi mooy àddina. waaw. ñeenti sookul yooyu àdduna la. waaw. maa la ko wax. parce que loo téye fii li nga téem nii yëpp àdduna la. mooy àdduna. donc ba ci baatu laa ilaaha illallaah bi nga xam ne moom lañ ko tëjee. moo tax ñu teg la sookul ñeenti sookul yooyu. donc l'œil invisible sànq ba ñuy commencé. waaw dama doon wax ci musique bi. moom lañ ko infiltré et tout. keroog maa ngi wax fii ci rajo bi ne même sunu hip hop bi. gars yi infiltré nañ bu baax. am ku ma yónnee message mu ne ma Lamay li nga wax garaaw na ma ne la hip hop bi Illuminati yi filtré nañ ko. bu yàgg na. gars yi naa ma non loolu mënul ma ne ko mën na ne. mais am na te boo leen ko weddee fii rek ci kanam dinañu xam. selon yow tey ñoom naka la ñu mënee nooter un musicien ci ban côté lañ lay nooter parce que Mass ba ma la xamee ak tey yàgg na. waaw. ba nga nekkee kaaw ak tey yàgg na. sa morom yi fa nekk kaaw. ba tey jii nii. nekk ci musique ñu si bëri bon tabax nañ ay château. ñu ngi dawal ay oto yu dul jeex. donc mais yow la moo tere nekk milliardaire ba léegi. loolu te pourtant yaa ngi dem ci chaîne yu mag yi foofu. waaw yaa ngi toog di ay plateau yu mag ak ñoom. yaa ngi dem fépp di jouer yaa ngi toog ay kàngam. la moo la teree doon wala boog sax benn millionnaire laay mën a wax la moo ko teree doon ba léegi. waaw commencé millionnaire sax comme ça milliardaire sori na non c'est-à-dire que gis nga industrie musicale bi. après dinaa ñëw bu fii am na lu ma ci jot a gis tuuti daf may reeloo sax. gis nga fële ne en Europe l'industrie boo bëggee dugg ci cercle bi. au départ non c'est que gars yi en fait maison de disque yi patron yi nekk maison de disque yëpp
ñoom dañoo infiltrer. Ouais. waaw parce que ñoom dafa am benn but bu ñuy dawal gis nga musique xaw ma ndax am nañ temps am te naa ci wax tëtit benn affaire bu ndaw gis nga musique bi niñ koy tëggee ci xam-xamu Égypte boobu parce que li nga ma doon expliquer sànq dafa am solo war na ma ne comprendre nga yow bu baax affaire bi musique bi niñ koy tëggee am na ay harmonie ak ay mélodies yoo xam ne boo ko joué c'est des mélodies satanistes. waay super. am na ay mélodies boo ko dégg fii Sénégal gis naa ñu def loolu. bëri na. waaw gis naa ko dégg naa ko dama koy commencé xàmmee léegi mélodie yooyu xam nga am na ñoo xam ni dañ lay tëggal déjà manière bu ñu lay tëggalee. musique bi dafay am sataniste c'est-à-dire que da lay boo ko déggee sax sa yaram day dafa neex a gondi. waaw. dafa neex a gondi mu nga ko dégg rek tellement am ay chair de poule ci saa si. waaw loolu yëpp sa yaram day daw. waaw loolu yëpp da ñoom ci loolu la ñuy liggéey. ak ñoo ko mën. c'est-à-dire que ñooñu dañuy tànn ñi gën a xarañ ci àddina bi ci yooyu noonu moo tax ñu leen di wooye les illuminés ñi nga xamante ni ñoom ñoo am esprit bi leen seen esprit boobu noonu seen ñetteeli bi noonu. mooy lay permettre yow nga mën a def yenn affaires yi ba ci choix texte yi. yooyu yëpp boo ñëwee taxaw ci maison disque bi ñoom maison disque bi boo ñëwee signé ak ñoom danaa la style musique bii laa bëgg nga dem man am naa ay ñi ma xam ñu bëri samay xarit la ñu woon ñu dem dugg ci yooyu comprendre nga mais duñ la ko ñeme duñ la ko avouer dañ ci boole benn mauvaise foi boo xamante ni am na ci kenn ko xam dama ko expliquer ma ne ko mais sa pochetu album bi nga def ni saa yi te ko ne nga expliquer ko ne ko dëgg dugg ci affaire yi mu bañ ba tëdd ci suuf te xam na ni xam naa ko tu vois bon garaawul dinañ la ñoom attends defal nag lan moo tax ñoom des fois comme par exemple sunu maam Abdoulaye Wade. waaw ba fi si Lamine Niass toogee ne faramason la moom dafa taxaw mu ne moom laa woon mais lan moo tax fi artistes yu bëri tey toog génn nañ fi nekk ci loge yi ñu ngi fii Sénégal génne nañ ay album yoo xam ne ay signe maçonnique lañ ci def ñi toog osé toog ci télé wala ci rajo neen bokk ma ci loge yi wala bokk duñ ci sori. xam nga du ma wax ci franc-maçon du ma ciy wax parce que dafa am lu tax léegi damay wax ci secte yi. mais secte yooyu moo jur franc-maçon yi. am na ci yu bëri non am na si yu bëri am na si yeneen façon yoo xamante ni dañuy organiser wu pour yeneen but mais ñoom ñëpp ay xarit lañu. mais am na si cercle yoo xam ne boo si duggee. dañ lay comment dire ñoom ñoo lay xëcc pour seen propre but seen propre business léegi artistes yi nga xamante ni dañuy ñëw ni la non bokkuma ci lii bokkuma ci lee. premier élément bu ñu lay jàngal boo duggee si secte yooyu ma la wax. fen lañ lay jàngal fen. super. dañ naan mais c'est-à-dire que il faut nga taqe c'est-à-dire que waxuma ay fenantu yii nii de. fen dëggantaan kay maanaam ni ku la ngay fen ni ku la dëgg yaa xam ne yaa ngi wax dëgg bu dul. la may yow xam nga moom depuis bu yàgg. yàgg na man su ma la waxee lu dul dëgg su ma la xoolee. du ma def 5 secondes ma bës samay bët. wàcc ci suuf dëgg la am na ñoo xam ne c'est-à-dire que ñooñu man sama genre yi intéressé wu leen parce que dañu naan kii bu waxee tuuti day wàcc sëgg bët bi dañu xam ne waxul dëgg. dëgg la mais dañuy xool koo xamante ni day xool ak yow wax xulli la jàkkaarloo ak yow ni la lii la wala lii amul yooyu lañ bëgg. ok genre boobu noonu la ñuy jéem a jël def seen poche ni leen voilà genre. bis boo taxawee lii ak lii ñu takk ci communication. wax rek la ñuy def suba ak ngoon ne leen koy jàngal dafa am ñoo xam ne non mais man am naa ñu ma ci jot a gis ñu leen di jàngal naka la ñuy kii tout ça mots yi par mot dañ lay jàngal naka lañ koy tegee phrase par phrase dañ la koy lépp dañ koy dessiner boo juumee nga am problème ak ñoom amul dem taxaw di def ay erreur non du ñu la baalal dara bu lu nga bëgg di nga ko am de. mais duñ la baalal dara il faut être pointu ci sa domaine. mën nga bañ a aay sax si musique bi bañ a xam dara bañ a def ay affaire mais c'est-à-dire que yow da nga def li ñu la wax rek. nen la tëggal nen la booleel ak ñi nga xam ne ñoo lay defal musique bi ñoo lay defaral ay tournée ñoo lay boole signer le contrat ñoo lay boole ci yenn affaires yi. ngay am ay sponsor ngay dugg ci. ñoom di lu ne fu ne nga leen foo bëgg dañ la fa yóbbu. tu comprends. mais il suffit que ñu wax la benn affaire defoo ko rek. nga gis am na ñoo xam ne lay wàcce da ngay gis parfois doo gis ay yenn artistes yi foofu même surtout en Europe. ñiy jëm di cartonné dem ba si digg bi rek daanu bu bon. loolu du hasard. am na ñoo xam ne fi ñu nekkoon ña nga fa ba léegi. ñi ngi def lu leen nekk seen coin nekk ñu ci ay affaire u buzz wala des trucs comme ça mais ñi ngi gérer seen carrière correctement. mais ñi nga xam ne dañuy jékki-jékki rek ñëpp taalandoo la. parce que xam nga lobby média dafa graaw. ñoom ñëpp ils sont de mèche ñoom la ñuy wax foofu ils sont de mèche. c'est-à-dire que kenn day am benn am na ñu nekk ci kaw di contrôler. ñu contrôler di chapeauter tous les médias
di ne kii bu jàllee fii après au fur et à mesure day jàll ci yeneen gi ñëpp di kiyandoo après xaalis nag day jaar ci suuf dañuy fay. foofu dañuy fay bu bëri média yi. comprendre nga derrière nag dina la defloo ay affaire tu vois dina la defloo dina la comment dire ça parce que affaire yi dafa graaw tellement. comprendre nañu bu baax a baax fi ngay waxee exactement mais tey lan nga ci ragal ci Sénégal. bon en fait Sénégal représenté gul loo xamante ne vraiment ci côté boobu am na doole. mais am na artistes yoo xam ne yow sa bopp boo toogee di leen xool di nga xam ne ñii mooy loolu. gisaguma ci nag vraiment ci artistes yi c'est-à-dire que c'est vrai que c'est-à-dire que fii suivre ma yenn mais c'est-à-dire gis naa quelques personnes rek ñuy xaw a kii affaire damay poser wu question naan mais kii daf koy def pour nii wala est-ce que pour de vrai xam nga. non am na si ñoo xam ne Mass dañu waxante dëgg yow da nga maîtriser affaire yi. quel que soit Alpha di nga toog nga seetaan scène concert. non am na yu ma gis quoi artiste joué ba mu yàgg defal la benn signe. waaw mais loolu laa doon expliquer dama xamul ndax dañ koy def parce que ñoo ko tey wala dañ koy def pour def semblant wala qu'est-ce que soit dañ koy def pour que nit ñi ne la mooy loolu mais di nga gis ne lii c'est des signes maçonniques. ay signes sataniques wala seen vidéo yi waaye ñu xool way alkambe be de États-Unis la nekk ñoom seen yoon ci alkambe bi ndax moom ci loge la bokk wala bokkul ci loge ci Illuminati yi la bokk wala bokkul ci Illuminati yi ñoom l'essentiel non affaire bi naa ne genre vidéo bi nekk laa bëgg. mais y a des gens yoo xam nañ ni Sénégal fii nii. demal université Cheikh Anta Diop. gars yi ñu ngi fa. d'accord ci milieu artiste bi. gars yi ñu ngi fa duñ bàyyi. ñu ngi fépp. non xam naa ne léegi nag ñun suñu artistes yi nga xam ne tey buzz rek lañ bëgg ñoom ku ci feeñ trace. suba nga publier ko sa Facebook ne fañ naa trace. te xamuñ lan moo tax ñu dugal la trace. non c'est très important man c'est malheureux ma gis benn artiste ñu génnee ko trace par exemple koo xam ne def na 10 ans de carrière mosuñu la génnee trace nga xëy benn jour ñu génnee la trace nga fexe ba vidéo ko wala photo ko. dem publier ko sa Facebook ne jàll na trace. pour man c'est très dangereux. c'est très dangereux. yow jéemoo xool lan moo tax ñu teg la trace instant bi nii. dëgg la de. lijjanti wuñ da nga jékki-jékki rek kii boobu bëgg naa nga am loo ci comp pour artistes yi nga xam ne ñu déglu ñëpp. nan lañ war a mën a moytoo. piège yenn piège yooyu quoi. non c'est-à-dire que artistes yi ñoo war a xam rek bon bu fekkee dafa am ñoo xamante ne ni dañ leen di ñëw di leen soumettre ay projet wala des parce que ñoom du ñu ñëw carrément dañu muus dañu ñëw dañ lay naan la waa am naa benn affaire bu ñu bëgg nga defal ma mën na la defloo signe sax te yow doo xam ne ñu ngi lay defloo signe. mën na la defloo benn publicité nga taxaw ci télé bi def benn publicité man je me suis fait avoir man mii nga xam ne dama je suis tellement parano. def loolu lañ ma benn publicité boo xam ne ci biir publicité bi def naa signe te xaw ma ko woon après laa ko doog a xam mais garaawul da ngay jàng rek àdduna bi. tu vois def naa benn affaire après laa doog a comprendre que ni lii nii li ma def nii c'était pas bon mais bon je me suis fait avoir dañ ma am mais après bon moytu la rek du ñàkk àdduna bi dafa bëri ay pièges léegi bu fekkee dañ lay proposer yenn projet na nga xool vraiment ci fan nga jëm. noo ñëw rek yomb ni signer. wala après tout ça chantage yi ci ginnaaw tout ça loolu yëpp daf ci bokk quoi. comprendre nga après nag fii Sénégal nag comme li ma la expliqué sànq gars yi peut-être amaguñu intérêt bu mag a mag pour jël l'industrie musicale. noot ko complètement loolu nga foog loolu mooy seen intérêt parce que boo xoolee tey musique bi en général jëlal hip hop bi. ak doole bi mu def par exemple ci présidentielles yi passé pour Macky Sall nekk au pouvoir. te ñu bëri ñu ngi naan tubaab bi mu ngi ci ginnaaw li ko yóbbu au pouvoir tey. donc xam nañ ni tey hip hop bi am na benn doole. jeunesse bi am na benn doole surtout ci hip hop bi. donc musicalement parlant dañu mën a soxla ji parce que suba élection mën na am dinañ soxla waat jeunesse boobu noonu. pourquoi pas duñu filtrer. loolu moom c'est fort possible c'est-à-dire que ñi nga xamante ni c'est vrai pour ñi gën a ràññee ci nga xam ne ñoom ñoo intéressé wu ci domaine politique. ñooñu ñoo gën a nekk cible bi. voilà cible baa ngi noonu foofu laay waxee parce que maillot faible baa ngi tey bu demee ba ay référendum. nga jël benn artiste boo xam ne par exemple c'est un jeune talent amul album amul dara tu prends benn 3 millions à 4 millions jox ko. pour rien que defal ma benn son affiché wul comme quoi ni t'es un rappeur bu def lii ak lii. kon y a quelque chose. y a quelque chose derrière tout ça. donc na ci gars yi di bàyyi xel bu baax a baax di wax ne depuis léegi
ubbi nañu line bi képp koo xam ne bëgg nga jokkoo ak Mass ci 88 628 84 84 88 628 85 85 88 628 86 86 boo nekkee ca bitim réew mën nga def 00 221 33 841 21 et 40 ça c'est Nigga Mass jamono ji da nga ñëwaat Sénégal. waaw ñëw ak album bi ba mu génnee ak léegi yaa ngi fi soog a ñëw. pour présenter gars yi album bi. album bi mu ngi am 12 titres. 12 titres yi lépp donc yaa ngi ci def ak ay featuring tamit yu xaw a am solo. ku ci mel ni Axel Jantey. donc am na aussi boo def ak Adiouza. waaw livre d'or. donc am na aussi AD. Awa Samake xanaa ko saraxule la. Bambara chante benn waykatu malien la. ok moom moo nekk ci clip bu bees bi daw ni temps yi sax. ok waaw am na aussi ak Tony Reis. Tony Reis donc grande star de la Guinée-Bissau. moom gars yi xam nañ ko bu baax. am na son boo xam ne moom bu ñu ko tegee amaana gars yi dinañ gën a xam album bi ban album la parce que vidéo bi defe naa ni cartonné na fépp mais balaa loolu ñu jël auditeur ba pare allo. allo oui. salaamaaleykum. maaleykum salaam Lamay. ci loo ne. ça va. tur bi naka la. man la Penda bu Simon. à Silent Soldier. ok yaa ngi déglu. maa ngi déglu Top Jolof. ma bàyyi la ak Mass. waaw. aywa Mass waxal ak Penda bu Simon foofu. Penda nuyu naa la na nga def. ça va Mass maa ngi lay fay. ça va bien. naka mu. waaw ça va ñu ngi nii ñu ngi leen di remercier ci appel bi. waaw ñu ngi la doon déglu depuis sànq mais dañu lay wax que ni fi nga teg sa tànk foofu la. ah merci beaucoup. parfois dañuy gis ay rappeurs yi nga xamante ne juste pour bëgg buzz dañuy def li nga xamante ne. mooy loolu. dëgg la dañu xam fan la ñuy teg seen tànk comme Lamay lu mu wax sànq rek dañuy gis benn rappeur jaar trace duñ chercher à comprendre. waaw mi ngi jéem a publier gis naa ko récemment. dëgg la publier non jàll naa trace xool leen fii. pour man loolu noonu amul sens. amul sens moom. base la ak job. dëgg la. te fi nga teg sa tànk bu tey ñu ngi déglu noonu la dina baax. merci beaucoup merci. merci Penda. mais Lamay maa ngi lay bëgg bu baax ah. bëgg yaa yow. ok merci. Merci beaucoup. Ça se passe au 88 628 84 84 88 628 85 85 88 628 86 86 gendarme ki la donc mu ngi lay bëggee moom tamit. les gendarmes yi ñu ngi lay bëggee. gendarme ay gendarme kay. loolu lay tiit. non tiit moo non. bu ci kii lan ça c'est des gendarmes hip-hopeurs. dëgg la dëgg la. donc man ñooñu laay woowee les gardiens du temple. non fa lañ jëmi allo. di jël waay seen. maa ngi lay ziar. waaw rafet na. jaajëf waay. Nigga Mass bon content. waaw parce que doon nañ seetaan émission doon nañ seetaan vidéo yi. nangul nañ ko quoi. te aussi tamit yow la may bu dul dara yow yaa ñuy jox ñi nga xamante ni. ñoom am nañ qualité quoi comprendre nga. parce que Nigga Mass aussi dafa nekk c'est un gars boo xamante ni. il faut bam li muy wax soo ko xamul sax image am dina la war li muy wax. dëgg la. comprendre nga parce que am na beneen artiste boo xam ne tamit maa ngi xaw a gis lu demee noonu ci moom quoi muy Red Black waaw. sama gaan. ok mu ngi noonu. dañu xaw a bokk benn affaire quoi bu ñuy faay ñoom ñaar. ok Nigga Mass. waaw. à partir d'aujourd'hui man nangul naa ko quoi te aussi tamit bokk naa ci ñu nekk ci ginnaawam. super. kontaan naa ci yow trop tur bi naka la waxaat fàttali ma ko. Mohamed la quoi taalibe Dadi Bisson. waaw yow moom taalibe ngand nga. ok Nigga Mass rafet na big respect à toi. waay jërëjëf waay bëggee. aywa ñu ngi koy bëggee ñu ngi koy bëggee donc dama bëgg ñu déglu l'enfant du Nil. waaw enfant du Nil. mais ñu jël auditeur ba pare. allo. allo Lamay. oui. Lamay man mosuma woote rajo mais ngeen di kontaan naa ci moom trop man Mbaye laa tudd Yëmbal laa dëkk Mbaye. Yëmbal laa dëkk. Mbaye waxal ak moom Mass la tudd. Mbaye maa ngi lay nuyu di la ziar di la bëggee. Mass kontaan naa ci yow man mosuma woote rajo. ndeysaan. dem na mais ñu ngi koy bëggee bu baax a baax. kontaan naa vraiment 628 84 84 00 221 33 841 21 40 à l'honneur l'homme s'appelle Nigga Mass. Nigga Mass doomu Sénégal la comme ni mu leen ko yàgg waxee. doomu Sénégal la buy dund foofu ca Paris mais bu muy dundee ca Paris c'est comme si mu ngi fii nii ci Afrique. parce que dafay xeexal der bu ñuul. di kook ci kanamu tubaab bi di leen ko wax di leen ko gëdd comme ni ko sunu mag yi baax yi daan defee. maanaam comme Sankara ni ñu koy royee tey moom noonu la koy defee foofu noonu loolu tere na ko doon comme ni nga ko waxee sànq benn millionnaire.
parce que am na xeex yoo xam ne boo ci nekkee te àndoo ceeg ñoom à 100% donc dañ lay convaincre ci bépp fànn maanaam day xaw a métti. donc bu méttee aussi war na mën a métti côté boobu mais warul mën a métti sa réew lan moo tax tamit fii tamit des fois sa promotion du mu la nëbb mais ci benn télévision laa ëpp na may seetaan sa vidéo. ah donc mais ci côté média bi aussi dafa xaw a doy waar lan la. waaw mais comme li ma la expliqué rek xam nga fii aussi tamit malheureusement média yi c'était très contrôlé aussi. tu vois am na ci ay parasites xam nga man des fois man du ma yërëm dara ci bagage yi. am na ay parasites yoo xamante ne dañ lay defal chantage émotionnel. pourquoi ma naan chantage émotionnel parce que bu ñu gisee sama genre yi ñoo génnee clip comme du ma fi teg ma fi tànk. dañu xam ne ku fi tegul tànk ni doo mën a tout le temps occupé vraiment ci bëtu nit ñi ak ci xelu nit ñi. donc su ma toogee fële di bay sama waar côté Europe bi. xam nga du ma tal Sénégal tuuti. donc dañuy comprendre ni que dina am benn vide. léegi vide boobu ñoom dañ lay proposer ne dañ koy combler naka lañ koy combler c'est-à-dire que da nga leen di jox xaalis loolu am na ci média yi fii. fii nii bu baax daf la am sa dal. waaw mais mosuma ci jox ñaar dërëm man yoo xam nga samay affaire man moom su ma taxawee ci sama benn wax sama kaddu dama koy jaxale ba mu taxaw dëgër këj. en fait ñi diriger média bi ci boppam ñoo lay laaj xaalis wala les animateurs yi fa nekk ñoom ñoo lay laaj xaalis ñu nekk ci suuf dirigeants yi ñoom au moins ñoom affaire mais ñi nga xamante ni ñoom nekk ci suuf di def ay bagages même ba ma ñëwee nii sax nii man bi ma ñëwee yaa une semaine man dama préparé woon sama ñëw ni leen voilà man sama album bi dama ko bëgg a génne Sénégal au moins pour que gars yi kii mënoon naa toog fële di def samay bagages. di jaay samay album foofu noonu xam nga tu vois. mais Sénégal comme sama dëkk la ci man ci laa bokk. dama ne il faut que ma génne ko fii parce que am na ay messages yoo xamante ni parfois dafa concerner peuple sénégalais. il faut que gars yi jot ci. defuma ko pour ci gagner ci xaalis dama ko def parce que tout simplement patriote la amour de mon peuple. dama juddu rek mel noonu. comprendre nga. donc amul tricherie ci côté boobu. léegi bu fekkee da ngay gis ñoo xamante ni dañ naan non gain bi il faut ñu raakle ko wala ñu def ko dara lekk ci moom dara xam nga wala ñu lay. non man ce que je veux savoir ndax c'est des animateurs ñoo la ko def wala lan. waaw am na ci animateurs yi bëgguma tudd seen tur parce que c'est compliqué. est-ce que Lamay Sène laaju la. Lamay gis nga damay profité parce que dama noonu bi may ñëw nii c'est-à-dire que Lamay Sène dama lay gërëm di la remercier parce que yow. bu dara lu dara xoolal xam nga bi may ñëw sànq ci yoon bi xam nga sama xel ci lan la dem. bi nga may woo Skype bi may naan maa ngi génnee album bi nga may woo Skype naan ma booy il faut ma jël la Lamay Sène woo na ma 3 fois jëluma ko te man sama promotion la doon def te Lamay Sène musul taxaw ne ma Négamas lii laa soxla wala lee laa soxla Lamay Sène ñëw nga Paris. mënoon nga ma bañ a woo téléphone. Lamay Sène woo ma téléphone bàyyil ma message bind ma message Facebook. ma doog la woo fekk ñibbi nga. comprendre nga c'est-à-dire que genre nit yi ñoo baax suñu réew. nga xamante ni dañu am éthique ak morale. c'est-à-dire que loolu daf ma touché tellement que yow mënoo imaginer naka laa ñëwee France man moomuma la yaa ma bind message ne ma il faut nga ñëw. sama Facebook. tu comprends man ma ñëw di génne sama album may woo gars yi naan la waaw mais xam nga saa yi promo bi moom xam nga fii moom est-ce que prévoir nga budget parce que fii dafa am budget pour promo jàll émission tu vois dañ lay wax loolu. te ay rajo yu mag la. waaw. ay rajo yu mag Sénégal am na si waaw. waaw loolu. lan la ñu doon gëm la rotation forte. non c'est-à-dire que gis nga non junj doy na borom xel. wax jotagul rotation forte. wax non du loolu de. du rotation forte. luy rotation forte. rotation forte booy sa soo bi di daw à boucle. waaw mos nañ ma ko def loolu mos nañ ma ko def Lamay yow da nga ma bëgg wax loo xam nga lu tax. non gars yi xoolal c'est-à-dire xam nga la moo neex. nit boo jógee pour wax. da ngay jóg pour wax soit comme ni nga koy defee yow te xam nga li nga nekkee Europe. da ngay sacrifier yow sa life yow. waaw pour ñun. waaw ñu nekk fi. ak ñi nga xam ne demaguñ ak ñi nga xam ne ñu ngi foofu ñu leen di noot yow. ci te sacrifier pour ñooñu. ñaata nit nga dimbale ci loolu ñoo xam ne tey ñoom ñu ngi ciy tedd. oui te yow mënoo koo cee tedd. waaw donc tey am na sa yeneen morom yoo xam ne c'est des artistes ñu ngi dund foofu dañuy yaakaar ni tamit loolu moo fiy daw. billaahi alors. waaw kon wax su jotee wax. tegal ko rek gis nga Lamay. yow xam nga du ma tiit dara. waaw wax bi dafa jotagul. mais dafa am lenn lu ndaw lu may xaar. gis nga bis bu pare. dinaa taxaw indi te xala damay def damay woote conférence ma sulli mbóot yëpp li xew fii ci côté média ak ci côté surtout événementiel. lobby événementiel dafa am fii. ah non lobby kay am na. tu vois. waaw boo ci bokkee am na lu tax
boo ci bokkul am na lu tax am na ñuy téye ay bagages di yor seen i téléphone di woote bëgg a débloquer mën a débloquer yenn situation parce que tout simplement dafa am nu mu demee ak ñoom. comprendre nga. léegi nag yow mun a goo bokk ci cercle boobu parce que ñoom tamit dañoo comprendre dañoo teel a comprendre te am na ci nekk ci hip hop bi naa la ko wax. tey nga déglu loolu kay ñoo xam ne ils ont compris xam nañu que pour que ñoom ñu mën a téye. maanaam bagages yi téye les contrôler affaire bi. il faut que ñoom ñu bokk ci ñiy bokk ci décider ñuy décider. te ñoom dafa leen di jaral. malheureusement ñuy def prostitution devant ñi nga xamante ni ñoo mën a créer maanaam structure événementielle bi te Sénégal fii mën nañ fa am plateforme de production industrielle musicale artistique hip hop bi jug dem ca kaw parce que dafa garaaw. fii nii li xew ci hip hop bi fii dafa garaaw. mun gars yi nekk ci kaw comprendre nañu affaire boobu système bi. que hip hop bi mën na jug parce que dafa bëri talent. dafa ñoo xam ne dañoo génne ay affaires yu bees ay style yu bees yu mel noonu dama koy suivre de temps en temps. mais ñoom duñ ko bëgg. nañ jël kii allo. siyaar naa la. waaw jégalu encore une fois moo dellusiwaat. waa ni ko maas nañu wax album bi ku ko bëgg comment faire quoi pour nga am. non loolu dinañ si ñëw léegi balaa ñoo pare émission bi. jaajëfatee yow yow déglu rek daasal sa téléphone rek téye parce que dina joxe wàll benn contact. dag ma laal tey taalibe bi sonn la mais dag ma laal ndax ki ma jox dama dund hip hop tey dama dox fi mu nekk nii. jaajëfatee. merci beaucoup ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax. 88 628 84 84. donc bu ñu ñëwee si loolu li nga résumé yëpp mooy dëmm yi rek. waaw bii L'œil invisible dama ko wax en wolof ak Ngone Ndiaye Géwal moo ma fekk studio. allo. Lamay. oui. maa ñëwaat quoi Mbaye Yëmbal ah. Mbaye Yëmbal waaw. waaw mais Mass kontaan naa ci moom trop ah. oui. waaw parce que ñun xale yi ñu ngi yokk encouragé quoi benn instant. dëgg la. te moom gannaaw bu mel ne moom lañ soxla ci société bi quoi benn instant. dëgg la. boo xamante ne nii fu ñu nekkee ci yenn kuppal yi suñ ko dégloo mën a am ku fi teg ci tànk. dëgg la. man su ma toll dama lay déglu sa émission bi ma ko raté mosuma la woo nag mais dama lay déglu loolu nekk dama koy xam benn instant. dëgg la. mais tey moom dama li ma gën a soxla laa jot ci moom quoi ci ay yenn idée. ok. en tout cas kontaan nañ ci moom trop quoi. jaajëf. mais ñu ngi lay remercier bu baax a baax yow daal. waaw continuer suivre bagage yi rek bu soobee yàlla léppay yàq. waaw yow moom ñu ngi ko ginnaaw incha allah dinañ gën a def ay recherche ci yow quoi. defal loolu. oui incha allah. yàlla dafa def dañu nekk kon ñoo xam ne dañuy jiite ay association. dëgg la ay xale yu bari toog suñu ginnaaw ñu war a am ñu leen di xelal affaire yooyu noonu te bu ñu amee ñu mel ni dañuy kontaan quoi. kooku dinaa ci sawar sans problème. waaw kontaan naa ci yow trop nag. man la association Baye Tay bu Yëmbal. d'accord jërëjëf Mbaye. waaw gars yi ñu ngi may dégg ñoom ñëpp xam naa dinañ gën a bàyyi xel ci yow. nuyu ma gars yëpp. jaajëf. waaw Lamay bëgg naa gars yëpp ah. merci beaucoup. yow kontaan naa ci yow trop jaajëf. seeni kam di lañu sotti liggéey ak bépp xeetu xam soo ibbiwul sa ñetti kët mbir mi doo ko nand bët bi leen di topp mooy bët bi leen di tiital bokk seene muy daw du yàgg ba mu xiixa dafa bëri pexe làq ci xaatim yuñ la bindal gent gi lañ bañ nekk day jëne moo lay xoxoon suñ koy toog si téere mbët mi la ñuy jiital soppaliku nekk jaan faxas jëmm fësal maa ngi soobu si teen très conscient bépp sénégalais war na ko mën a am rabu ko rek ci français mais rap na ko ci wolof rap na ko ci français. rap nga ko tuuti tamit xaw a cabaxal tuuti anglais yi. waaw de temps en temps ma temps en temps parce que ñoom it dañuy déglu message yi. donc message bi ku ci nekk war nga cee mën a jot. pour que mu am loo xam ne di nga ci mën a jëriñu bu baax a baax mais defe naa tamit comme ni nga ko waxee warul mën a yem rek ci ay concert ak ay soirée. mais surtout ay conférence te bëgg naa aussi ba sa beneen yoon boo ñëwaatee fu ci mel ni ay ci école yi. nga def ay demande ci école yi pour def fa ay conférence waxtaan ak gone yi. ci université yi mag yi dem fa def fa ay conférence waxtaan ak gars yi def ay conférence ci mbedd mi pourquoi pas ci weeru koor gi comme que gars yi dañuy dallu mais yow nga def ko ay conférence yoo xam ne da ngay gën a kii waxtaan ak gars yi ci mel nii parce que dina am solo trop jot na tey jeunesse Sénégal xam lan la ñi bañ a ñee tubaab bi nga xam ne ay milliards am la yor tëdd ci nga yaakaar ne milliards yooyu dafa jékki-jékki rek liggéey ko am ko demeewul noonu parce que loolu moo jot tey sa genre yi di war a di wax jaam yàlla di xam fi ñu ñëw tëjee émission bi mooy li nga xam ne tamit ci l'enfant du Nil mooy tey ci biir secte comme ni nga doon wax noonu les sectes Illuminati yi dafa am ay branche yooyu ci la bokk mbirum góor jigéen ci la bokk les lesbiennes
ay kii yooyu noonu yëpp ci lañ bokk maanaam affaire yooyu noonu quoi. te donc Sénégal tey dañoo polémique boobu dafa bëri fii ci mbirum góor jigéen yooyu. est-ce que jot nga ci def ay gëstu. bañaka bu baax sax bu ma commencé gis surtout kii bi amoon na ay polémiques yi fii doon xew ak yu mel noonu c'est-à-dire que gis nga ñooñu damay jël avance ci ñoom chaque fois bu ñu jéem a def balaa ñuy jéem a def dara xam naa ko te bu ñu commencé def dara xam naa lu tax fu ñuy xam naa fu ñuy jëm te bu ñu demee boo demee ba si digg bi boo xoolee seetlu polémique bi dafa wàcc ni xam nga lu tax mu wàcc. parce que dañuy gis ni du jàll fii nii loolu mënu fi jàll. affaire ay góor jigéen yi mel noonu donc dañuy reculer. pour gars yi de waaw mais du ñu bàyyi de. dañuy dem ba benn instant kii yaat ñëwaat encore parce que lobby boobu moo infiltré France ba France ñu voté. loi boobu noonu loi bi. nañ jël kii ba pare ñu ñëwaat ci allo. oui. lépp jàmm. kooku. ñu ngi rafetlu waxtaan bi. jaajëf. waxtaan bi am na solo quoi. mais gars yi tamit nañuy engagé quoi booy souligné benn affaire. da nga koy yóbbale ñaata artistes nga invité ñu ñëw fii ñu dafa am ay animateurs yoo xam ne ñu laaj xaalis. ba tey kenn nangul wax tur. ba tey kenn nangul wax tur kon méttiwu leen. ah man de su sama sago dañuy wax tur. waaw dañuy taxal ñoo bëri. te boo demee kenn ma ko def wala ak kenn defu ko. non oui ba après bu paree ma tontu ko. sëñ bi noo tudd. non damay leb kii baax ma leb non xam nga non man c'est vrai que sànq bi may expliquer dama ne waxtu jot wax bu jotee dinaa wax parce que instant bi nii dafa am lu may xaar lu ndaw. xam nga mus naa def benn émission journal culture wal fajri. waaw. yaa ngi dégg. waaw. pour man wax animateur bi lay laaj xaalis naan la non su waay boo ñëwee indaalee lu bëri jëriñu xaar pour def benn conférence de presse pour wax koo fan. te deuxième bi mooy gars yi dañoo war a yore outil boo xam ni rajo. da nga fay dem nga fay pour ñu defal la rotation. waaw loolu am na. rapport yi foofu ñu génn xaalis bi fay pour gars yi leen defal yenn publicité yow fii ñaata conseil ñoo fi jàll su fekkee la yaa ngi jot ci publicité. bëriwul de. bu amee tamit bëri. non grand. non dama ñu. oui ma. man xam nga waxuma waxu rotation. mais dama expliquer dama ne dama ñëw comme ni ma def nii rek faire le tour des radios pour bàyyi un exemplaire de mon album bu bees actualité la dama ci am droit comprendre nga waxuma ñu defal ma rotation dama laaj pour que comme ñeneen artistes yi ni ñu amee seeni diffusion ma mën ko am mais nag bu fekkente ni di accès diffusion boobu noonu accès média bi dañ koy contrôler par demande tout de suite d'entrée nga fay loolu foofu la complication di amee mais bu fekkente dañ ma ne boo bëggee ñu defal la une publicité rotation loolu da ngay jaar service commercial. super. comprendre nga noonu la dëkk di doxee mais doo ñëw ni ma sawaay kañ dem daje bi café bële wala ñu daje ci suufu immeuble bi làqatu nga compter jox ma. non mais dama ni. waaw. mais yow tamit en tant que artiste bu ñëw gars yi nii ñu la bu baax war nga soxla tamit nga am rotation ci rajo nga ñëw jaar service commercial fay fa xaalis. mais oui. solution di jàll gars yi di teg ci loo xam ne ci yow pour Sénégal yi xam la. dëgg la. waaw mais foog tamit foog affaire yi di génne xaalis. non si. waaw d'accord léegi dañ ñëwaat ci loolu ah jaajëfatee ñu ngi koy bëggee donc dañuy delluwaat ci li ñu nekkoon léegi nii ah donc juste que benn message ah mooy salut Lamay vraiment j'apprécie la qualité intellectuelle de l'engagement de Mass ce qu'il fait est l'objectif premier du rap c'est un panafricanisme c'est un panafricain mais je veux savoir pourquoi il chante en français Mokhtar Ndiaye Fass Mbao Mokhtar Ndiaye moom tam moo bindaat message mu ne Lamay on aura besoin de lui dans nos cours à l'UCAD parce qu'on parle que de l'Afrique. ndeysaan oh message bi laal na ma bu baax. voilà super donc loolu waa UCAD la donc ñu ngi leen di bëggee everything ah. donc li ñu doon wax léegi par rapport ak les góor jigéen xam nga phénomène bi ngay wax noonu mooy phénomène saaki. waaw saaki ba mu fi ñëwee c'était le même phénomène. phénomène boobu la woon bañ demee ba xam ne affaire kiiwul mais dafa am beneen phénomène boo xam ne ñëwaat na foofu rek la ñuy ñëw tëjee émission bi balaa ñu ñëw ci sa parcours bi nga war a ñëw def léegi temps yi mooy dafa am benn tëbëre bu tudd Amadou Béry Sylla
benn cabinet. benn député. waaw bu tudd Amadou Mbéri Sylla. waaw mu lëkkaloo ak waa ONG Jamra xam nga leen. waaw ONG Jamra. donc bu Abdou Latif Coulibaly dem ci yàlla Abdou Latif Coulibaly. donc ñoom dañu amoon projet de loi comme que amatuñ député foofu ci assemblée. donc député bi nga xam ne mooy Amadou Mbéri Sylla. léegi comme pélomé dafa bëri woon que ni dañoo criminaliser affaire góor jigéen ak nangam sangam. gars yi jox ko projet de loi pour mu porter ko yóbbu ko assemblée nationale pour gars yi voter ko une bonne fois pour toutes pour ñu criminaliser. homosexualité fii ci Sénégal. xam naa fi ngay waaj jëm waa eggaleel. est-ce que dina jàll am déet. fan lay jàll non mais c'est-à-dire que day am ay polémique rek day am ay polémique bu fekkente ne dafa am lobby yi nga xamante ni dañuy infiltrer wu ci loolu. loolu du mës a jàll. du mës a jàll fenn criminalisation boobu du mës a jàll parce que nekkuñu ci jamono criminalisation ñi ngi ci jamono boo xam ne dañ koy dépénaliser parce que au nom de quoi au nom des droits de l'homme et des droits universels Sénégal dafa ci bokk ci signer sur les protocoles des droits humains ça veut dire que bu demee ba dugg ci loolu rek am na yenn yoo xam ne kenn mënatu ko criminaliser balaa muy dugg assemblée nationale dafa am ñi nga xamante ne ñoo koy valider ba pare comprendre nga. waaw balaay loolu noonu di mën a nekk du benn nit kese moo koy décider ñu bëri ñoo koy décider balaa ñëpp ñu bëri di ko bokk loolu ndoo di ko décider dina am coow mënul nekk. à tout moment mënoo gëm ni projet de loi mën na jàll. mënul jàll. même bu askan wi taxawee ne par force dañ ko war a jàll. mais moo tax may la la seule condition c'est que mu am reyante dóorante wàcc dóor gars yi delloo ginnaaw c'est comme ça qu'il fonctionne bu coolee bu tàngee ñu retiré wu. donc askan wi am nañ ci part pour mu mën a jàll biir assemblée parce que dugg na parce que projet bi egg na ci président de la république egg na ci président assemblée groupe parlementaire yi yenn députés yi nga xam ne sax def nañ leen ay pétition ñoom dam jàll ci ñoom donc gars yi commencé nañ ko waxtaan ci média beeg ñoom seen une bonne fois pour toutes est-ce que sénégalais tey bu ñu demoon taxaw comme ni ñu taxawee woon 23 juin gi yaakaaroon ni voté bu ñu voté loi bi dina jàll buñ ko voté dina jàll bu dee askan bi parce que askan bi moo tënk lépp. askan bi moo lépp super ni nga maas waxtaan bi amoon na solo te waxtu bi xoj nañu fu mu toll nii. dama naa ni defe naa ni li la desewaat fii nii donc ba nga ñëwee ak léegi une semaine la te defe naa ni li la desewaat fii du mat une semaine. waaye donc est-ce que am na ci ay programme yoo xam ne yaa ngi ciy jëm balaa ñu ñëw ci contact yi nga xam ne di nga ko mën a jokkoo ak gars yi incha allah. waaw bon comme ni ma la ko waxee woon bi may yegg si sànq demain bu soobee yàlla maa ngi jouer Just For You. donc maa ngi invité gars yëpp ñu ñëw seetaan si sama sortie officielle album bi. Just For You ma ànd ceeg DJ Da Flex ànd ceeg Mr King Lai. ànd ceeg aussi B Events. ñoom ñoo may jàppale pour ma def événement bi. donc sortie album lay doon ak des fois ma waxtaan ak public bi. donc di nga jaayale foofu album bi quoi. waaw dinañ teg stand jaay album bi foofu. et dinaa waxaale aussi ci son yi quoi parce que comme du ma am temps def conférence de presse. donc peut-être ma damay def benn son expliqué parce que am na comme c'est français la. am na français bu diis bu ma ciy wax parfois. dama koy faram-fàcce tuuti quoi expliquer lu may wax ci son yi. et puis voilà def séance de dédicace c'est à partir de 20h30 21h. ok ku bëgg a ñëw daal vraiment am ci album bi. demain mardi 24 mai à partir de 20h30. Just For You. incha allah est-ce que am na benn numéro téléphone boo xam ne di nga ko mën a jox jaamu yàlla yi nga xam ne ñu ngi lay seetaan ñu ngi lay déglu muy élève ak ñoomin seen pour que mën a gën a waxtaan ak yow par rapport ak Mass. numéro téléphone nag xanaa ma joxe sama numéro copain ki may gérer sama communication. bàyyi ma seet ko mais en attendant album bi dañ koy jaay fële ni ñu ko weyti waa indil ma ñoo koy jaay. léegi boo wootee rek les 200 premiers exemplaires yi de 3000 francs lañ koy jaay. donc na gars yi gaaw jënd mën nañu à partir de tey commencé wootee kii waa indil ma. mën nga leen woo joxe ban numéro. waa indil ma non yoruma seen numéro nii nag mais xam naa ni waa indil ma moom ku tapé ci Facebook bi wala ci internet bi wooy yor nga indil ma. waaw man yoruma indil ma de. waaw indil ma ñëpp ko xam fii non. waaw man yoruma indil ma de. waaw léegi sinon mën naa bàyyi numéro de DJ Daflex moom mooy gérer moom mooy coordonner sama bagage yi fii. muy 77. xam nga lan la fii amul loolu. fii Sénégal la. lan la. on est dans nous. wala yow sax. kan yow. la may seet. Mass joxe sa numéro téléphone wala ma joxe ko. waaw donc 77. sa numéro téléphone joxe ko wala ma joxe ko. non sama numéro man. non bu déconné yow da nga ma bëgg a dugal xam naa da nga bëgg a dugal sama numéro téléphone bul joxe sama numéro téléphone de. Mass joxel sa numéro. waaw sama numéro mi ngi nii 77. 575. 83 47. 83. waaw 47. 77. 575.
575. 83 47. 83 47. waaw ni nga Mass gërëm naa la sant naa la. jërëjëf. képp koo xam ne bëgg nga numéro Mass direct. na nga ma woo. woo ma ci 060 80 80 sama numéro man 060 80 80 ma jox la numéro Mass directement Mass looy tàggoo. maa ngi tàggu gars yi yëpp di leen jox rendez-vous demain. bu soobee yàlla à partir de 20h30 daal ñu ñëw def l'œil invisible ku nekk nag na ñëw ak benn bët quoi man dinaa ñëw ak ñetti bët laay ñëwaale. incha allah benn bi dama koy takk fi si ndigg li. rafet na jaajëf ñu ngi bëggee ah donc. maa ngi lay remercier ni nga mii bu 23 3 aussi mu ngi lay bëggee ah. kaka la. ni nga mii bu 23 3. ok nit ma ko. jaajëf sama turandoo bi. yemaan jaajëf. aywa bëggee naa la. maa ngi kontaan ci yow et puis di la ñaanal. parce que li ngay def ci man rafet na tu es le seul pour l'instant que je considère comme le meilleur. du ma la ko wax parce que quoi que ce soit ay xarit la ñu mais bien vrai que liggéey bi aussi tamit dafa am solo. macha allah vraiment li ma woon rafet na. jaajëf. waaw yàlla ko yàlla yeggali te sénégalais yi gën la reconnaître aussi ci sa liggéey. jaajëfatee jaajëfal nañ ko kooku mooy. après ma génne beneen deuxième album bu tudd Révélation. ok boobu la ñoom àdduna nekk les chaînes des miens tout ça may wax ci affaire u esclavage di wax ci histoire u Afrique. histoire u Sénégal. ba ci tey jii 2016 ma génne troisième album tuddee ko l'œil invisible. l'œil invisible. voilà l'œil invisible bu ñu koy wax Mass bu ñu daan seetaan say vidéo dañuy gis ne ay vidéo yu particulière c'est-à-dire scénario bi ci nekk ainsi de suite dafay doy waar. nga nekk bon. juddoo nga France mais aussi d'origine sénégalais. waaw bu baax n'est-ce pas. mais bon nga nekk africain boo xam ne donc say scénario dafay laal cible yu bëri quoi. te aussi day refléter ay messages yu doy waar. te donc fi ngay dund message yi ngay lancé jëmale ko en majeure partie sax mun naa ne ci les Illuminati et tout bu ñu xool l'œil invisible. mun na rejoindre loolu. waaw donc yow naka ngay dundee ak ñoom parce que ñoom boo xoolee ñoom ñoo ko gën a prôné. yow ngay dund ak ñoom. nekk ak ñoom di jouer seen i spectacle dem seen i télé du jàll seen i rajo. message yooyu ngay codé ban différence lay am par rapport ak fii boo ko doon def ñu naan la dañ lay menacer ak ñoom in seen. mais de toute façon menaces yi moom du ñàkk ñoom dañu nekk ci benn logique boo xamante ni dañ lay toog di la xool ba pare parce que du ñu ñëw jékki-jékki rek ñëw commencer la dugg nii wala di la jéem a dañ lay xool fan nga jëm xool la di la espionner mun na la espionner ay ati at. di xool yow sa objectif lan la. mais ñi ci bëri xam nga coow li lan la même ci biir réseau yooyu ngay dégg dafa am ay division parce que ñi ci bëri ñoo dañu nekk ci biir comprendre ñu lu tax ñu nekk ci biir c'est que ñu nekk ci kaw a kaw ñoo nand affaire bi. même ñu nekk ci biir cercle yooyu noonu dañ leen di noot parfois ñoom du ñu gis sax li nga xamante ni moom moo tax ñu dugg fa. ba tax na ñi nga xam ne ñoo nekk ci suuf ñoom dañuy foog ne sax yow boo ñëwee di wax waxu l'œil invisible da nga bokk ci ñoom. parce que code yi dafa bëri te ñoom joxuñu leen lépp plus ngay gën a yéeg niveau plus ngay gën a jàpp ci bagage yi léegi nag ñi nekk ci kaw ñoom taluñu par exemple ñun suñu genre yi parce que dañu naan bon kii day wax rek dafa gul benn buzz bu mag a mag boo xamante ni war nañu ko jug ci ay mbirum importance quoi. voilà moo tax dañ lay xool ba si kanam des fois ñu xaw la sànni ay yenn messages yi mais da nga leen di bàyyi ci biir tamit. parce que da nga leen di expliquer ne leen yéen nu ngeen di duggee ñun suñuy biir. ñun noonu lañ leen di infiltrer aussi parce que ñu ci bëri ñu ngi def ay affaires yoo xam ne dañuy foog ne xamuñu ko mais ñëpp xam nañ ko en fait. loolu mooy coow li donc ça veut dire que ñoom en fait ils représentent pas grand chose masse populaire bi moo leen ëpp. dañuy ragal masse populaire bi mais masse populaire bi tam dañ leen bàyyi xel parce que ñoom dañoo am doole am xaalis. donc de ce fait il faut que ñu won leen que ñoom ils représentent rien du tout. benn kii bu ndaw la rek boo xamante ni dañu am puissance financière. te may seen yaa ngi may yëngal. l'enchanteur Kémit. album bu bees. fii ci diggu Dakar. l'enfant terrible de Dakar. qui déclame ce discours oratoire. Megabass est un mémorialiste, un homme. L'œil invisible. La connaissance. Sorti en 2016. Un homme qui met dans le cœur de ceux qui n'ont plus de cœur, ceux à qui on a enseigné la haine de la vie, ceux qui chantent la dépravation des mœurs, ceux qui incitent au déhanchement des femmes. À 45 minutes après 14h, Ni nga Mass, salaamaaleykum. maaleykum salaam maa leen nuyu di la remercier ci invitation bi. jaajëf di nuyu waa Sénégal ñëpp ñuy déglu ci Rewmi FM. Ni nga Mass doomu Sénégal la fi nga juddoo. non man nag France laa juddoo. France nga juddoo la moo la lié ak Sénégal. dama juddu France ma am 6 ans ñëw fii Sénégal. jëf fi samay études ba am bac.
ok fi nga jàngee quoi. waaw fii laa jàngee sama cursus scolaire yëpp. après ma dem université Cheikh Anta Diop. def 1 an faculté de lettres. doog a dem France. poursuivre samay études en même temps ci laa commencé waale liggéey musique bi quoi. lan moo la ci influencé. lu bëri parce que en fait en réalité man je suis très inspiré côté bind. poésie tu vois et puis dama nekkoon ci benn famille boo xamante ni dañoo xam musique aussi. bëgg di déglu ay ngand ay mel ni Bob Marley yu mel ni. fii nii surtout Afrique Sénégal Salif Keita Samba Diabaré Samb tout ce qui est musique traditionnelle. taalif bi ma ko doon déglu bu baax moo tax sax boo seetloo sama style dafa nekk à cheval entre rap tuuti ak plus de slam bi surtout slam bi waaw slam bi laa gën a kii quoi. laa gën a jiital parce que et puis par importance texte yi may wax. et puis pour gën a gars yi gën a mën a déglu kii bi quoi. mën a créer sama propre style bopp. ok tu vois donc bi ma nekkee en Europe ci laa commencé di liggéey ak. ay artistes ay musiciens tout ça di liggéey ci style bi di développer un peu musique traditionnelle boole ci instruments africains yi. yu bëri daan naa déglu rap aussi fii daan naa déglu rap gars yi fi nekkoon. neexoon na ma après li ma si gën a mettre en avant mooy mélange bi ma def entre man sama influence ci li ma màggee ak influence hip hop bi ñëw après. ok voilà donc bi ma demee ba pare samay études laa commencé nag. def sama premier album génne ko en 2007. tuddee woon ko Brainwash foog naa ne yow bokkoon nga si ñi ko njëkkoon am. ci ñi ma njëkk jàppale aussi. ma la ci remercier bu baax. après ma def 4 ans. puissance financière boobu noonu face à la population mondiale. ñoom ils peuvent reculer. ok affaire de nappante la quoi. ok comprendre nga comprendre na. voilà. lan moo dox sa diggante ak Égypte parce que damay gis ni li nga ci reflété dafa bëri. waaw en fait comme li ma doon expliquer depuis le début man dama nekkoon ci benn famille boo xamante ni dañoo attaché wu ci ay valeurs culturelles. valeurs ancestrales de ce fait que sama grand-père moom xaritu Cheikh Anta Diop la woon. donc moom Cheikh Anta Diop dafa doon expliquer lu bëri ci wàllum Égypte. man mi bokk ci li nga xam ne damay gëstu bu baax a baax ci histoire africaine. ba ma damay ba toog ba xam ni dafa am ay falsification ci suñu histoire. boo demee Europe surtout foofu ngay gën a mën a comprendre li tax nga mën a delluwaat ci say racines parce que ñoom dañ lay wan ni yow bokkoo ci ñoom benn dañ lay wan ni aussi do Afrique duñu ay nit ay sauvage lañu. dañ lay wan ni te nit ku ñuul musul def dara ci àddina boo ma toogee ku mel ni Cheikh Anta Diop mu lay expliquer histoire nit ku ñuul histoire Afrique ak puissance bi nekk Afrique ak richesse bi nekk Afrique. nga dem Europe ñu lay naan la Afrique du dara te fekk nga am ñi nga xamante ne ñoo la teg ci yoonu xam-xam ah. doo ko bàyyi noonu il faut nga wan leen ni que am na ci ay savant fii nii ay érudits yu fi bàyyi ay xam-xam yoo xam ni amul benn doomu aadama ci dëkk man la ci Europe maa ko wax sama baat ci kaw. moo xam ni am na bind yu ñu bind yi nga xamante ni suñu érudits yi ñoo ko fi bind. doo ko gis donc bu fekkente ni da ngay dem ba xam sa bopp xam yaay kan. xam fi nga jóge ci nga mën a xam fi nga jëm parce que buñ la bloqué foofu noonu ñu ne la. yow doo dara ñun ñoo tax nga am boobu doo mën a xam fi nga jëm. moo tax xam fi nga jëm il faut nga xam fi nga jóge. loolu mooy sama xeex ci art bi loolu mooy sama xeex ci culture te Cheikh Anta Diop moo ñu bàyyil message boobu nee nañu génération bii di ñëw maanaam ci wàllum culture wala ci art wala ci économie wala politique lépp loo mënti gis nga xamante ni mooy tax suñu réew di jëm kanam. dañ ci war a liggéey nu mu gënee. am rigueur. ci loolu noonu lu ñu bàyyil donc moo tax ba ma toogee ba benn instant ma ne Cheikh Anta Diop def na conférence ci àdduna bi yëpp def na expliqué na affaire yu bëri ci Égypte expliqué ni nit ku ñuul moom moo njëkk am ci ci àdduna. nit ku ñuul moo tax sax tey tubaab am ñu prouvé que scientifiquement amul benn maanaam scientifique. bu ko démentir ci loolu def conférence du Caire ak conférence fii bëri ci monde bi ci débat yëpp ñu génn mu gagné débat yi. donc loolu moo tax ma ne nañ la jàngal par exemple àdduna jàngal la dee jàngal la yaay kan jàngal la dund. dama koy xamuñ ko ci français laa ko doon gën a mën a kii. ñëwal mais dinaa ko kii c'est-à-dire que gis nga lii di àdduna. alaaxira dee. dund ñeent yooyu yëpp ñoom dañ ko ñun ñeent lañ ciy wax ni mais ñoom tënk nañ ko ba juróom-ñeent. am na yeneen yu ci rax. donc genre affaire yu mel noonu am na ci
xam-xam yoo xam ne boo ko ci jëlee day tax yow nga gën a affirmé wu tu vois gën a xam yow sa dund lan la tu vois parce que xam nga fii am na fi ñu naan des fois ba ma tawee di waxtaan ak ñenn ñoo xamante ni am nañu xam-xam ci yooyu dañ la yéen seen dëkk par exemple Sénégal dañ naan la dafa am ñoo xam ne dañ naan dañuy am xam-xam ba yéeg maqaama yi suñu borom waaw ba yéeg di gën a kawe di am ay maqaama ñooñu noonu lañ ko doon amee même chose super léegi nag gis nga loolu noonu dañuy foog ne jullit yi rek ñoo koy def mais déedéet xam-xam boobu mi ngi tëggu na Égypte bu yàgg même avant Égypte sax nekkoon na Éthiopie léegi xam-xam boobu la li ci bëri ñooñu nga tudd sànq dañ ko jël aakimoo ko moo tax ñu noot adduna bi instant bi mais noonu la ñuy nootee adduna mais yow xam nga affaire yi yow kon non mais dañuy waxtaan noonu la ñuy naatee voilà noonu la ñuy nootee adduna bi fu mu nekk nii parce que dañoo jël xam-xam bi nga xamante ni moo leen di moom la ñuy wax élévation par degré boo xoolee sax ci secte yooyu ñuy tudd les Illuminati waaw dañu am ay degré d'initiation voilà loolu yëpp ñoom moomuñu ko Afrique moo ko moomoon moo tax ma def sama album bi tuddee ko l'œil invisible mais déggoon naa ci lu ne nee nañu Nigga Mass dafa bokk ci gars yi dafa li ma ne tekk rek pendant 1 an et demi parce que gars yi dégluwuñu album bi dégluwuñu ko mais maa ko def man dama toog di leen déglu ñuy wax ma ne ok d'accord bis bu ñu dégloo son yi dañ comprendre fu ma jëm degré yooyu ñuy expliquer ñun dañu war a jëlaat affaire yooyu parce que daf ñuy jëriñ mais naka lañ ciy eggee parce que dëgg bi mu ngi Égypte waaw ci suufu temple yi waaw ñu ngi fa gas dugal fa li nga xam ne mooy dëgg ñoom génne nañ li nga xam ne leer na leen li as tuut lañ ci comp wasaare ci ko ay fen yu dul jeex dëgg la tas ko ci adduna bi waaw moo tax ñu ne première puissance mondiale ñu ne États-Unis États-Unis ko noot ñu ne juif yi la léegi lan moo tax juif yi noot adduna bi yëpp nag léegi ba nootaalee États-Unis c'est parce que juif yi ñoom am nañu accès ci temple bi ak ñoom bi ñu amee accès foofu yàgg na dañu am accès léegi ñoom accès bi ñu fa am kan moo fa amaat accès boobu à part ñoom africain de amuñu fa accès mais merci te Égypte Afrique la bokk waaw Afrique la man sama liggéey naa ko def ci art bi ci culture man ne wane expliquer ne ñun suñu histoire Égypte dafa amoon puissance musique bi ñuy def nii lépp nekkoon na di koy def Égypte bu yàgg moo tax itam ma naan bon léegi pourquoi ñeneen ñi di naan ay Afrique mënul développer mënul jëm kanam ci wàllum art wala ci wàllum ñu wan leen ne que art ba sax nekkoon na Égypte te ay nit yu ñuul ñoo ko doon defar muy ci instrument guitare bi ñuy gis nii ñuy jouer nii tubaab bi di ko jaay di ñu ko jaay mais fii lañ ko inspiré à l'époque kitara lañ ko doon woowee ci Égypte xalam yi ñuy utiliser nii xalam boo xoolee 5000 def na 5000 ans avant Jésus-Christ existé na ba pare te nit yu ñuul ñoo ko defar donc lépp li nga xamante ne mooy rafetal suñu aar ma nga nekkoon Égypte nekkoon Soudan nekkoon Nubie nekkoon Éthiopie ba tax na mu yegg si Sénégal tey jii nii moo tax may gërëm ñi nga xamante ni ñoom ñooy def musique boobu noonu di ko andiwaat man ma jéem a bokk ci ñooñu dëgg la mais ci combat bi yëpp ba nga koy combattre parce que dañuy faral di wax ni Égypte dafa am lu fa nëbbatu dëgg la dañu ko nëbb dëgg la li fa nëbbatu noonu te muy dëgg waaw ñi wëlbati carte yi suul ko ci temple Égypte yi dëgg la génnee li nga xam ne mooy faux waaw la ca vrai ba waaw est-ce que jot ngaa gëstu ci loolu am na lu ma ci jot a gëstu mais c'est-à-dire que dafa compliqué man dem naa ba foofu ñaari yoon Égypte dem naa fa 2 fois mais c'est pas facile pour egsi si yenn xam-xam yi parce que affaire politique la daf ci jaxasoo et puis doo ñëw nii rek commencé ni da nga bëgg a dugg xam nga ñu jox la bagage yi non du demee noonu donc mais parfois di nga tombé ci ñi nga xamante ni ay borom xam-xam lañ dañ lay jox da ngay jël fii dem feneen tombé ci keneen koo xamante ni am na lu mu ci jot a xam nga fexe waxtaan ak moom ba jël ci xam-xam yi mais coow li mooy gis nga xam-xam bi nekk foofu noonu dafa doy waar parce que dafa li ñuy wax baatin daf ci am li ci gën a bëri dëkk yi nga xamante ni dañuy développé wu xam-xam boobu loolu la ñu jël sàcc ko est-ce que juif yi bokkuñ ci bokk nañ ci super la may di nga wax ba ma wax njaaxum non dëgg la c'est que xam-xam boobu nekk Égypte nit yu ñuul yi ñoo ko moomoon avant parce que à l'époque pharaon yi ñoom balaa ñu lay da ngay def mel ni stage nga doon def foofu doonu ñu lay jox comme booy passé examen voilà comme fii am na fi mais c'est-à-dire que foofu beneen xam bu beneen gën a kawe la parce que li fa nekk moo rëy voilà léegi dañ lay par exemple ñoom xam nga fii dañ naan nit